asalaamaaleykum waa Gambia asalaamaaleykum képp koo xam ne mu ngi seetaan di leen nuyu ku si nekk sa tur ak sa santa man la seen xarit Aida Bidwell Mbow indil leen seen favorite TV show bi tudda Banjul Night Live di kontaan si yéen lu bari fu mu nekk nii nag tey dama kontaan parce que maa ngi fi am ndaanaan boo xam ne mun na liggéeyam car macha allah ñu bari xamuñ ko nag ñu xamee ko si naasi bi si biir programme bi tey Banjul Night Live maa ngi fi also am Fatou Camara ñu xamee ko si Fatou Show also maa ngi fi am beneen ndaanaan ñu xamee ko si Badi Bunka ay waali tàccu leen loolu di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a toog seen kër yi di seetaan di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw tey defar ngeen même baax car macha allah kontaan naa si yéen fu mu nekk nii nag du ma def dara lu ñaan leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan ngeen like suñ Facebook page bi ñu ngi also am Twitter page am Instagram tamit ngeen like suñ page bi foofu noonu Banjul Night Live kon nu ma leen ko waxee rek si kaw si kanam yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw tey ñu ngi am special gift boo xam ne Bakers Dozen ñoo ñu ko indil fii nii ma kontaan si waa Bakers Dozen bu baax a baax a baax fu mu nekk nii dama bëggoon pour ñu am a short break rek su ko defee suñ dellusee dinañ oo naasi bi mu ñëw fii nii ñu waxtaan ak moom tey nag dañ ñëw beneen façon yi feem parce que naasi bi dafa ñëw tey pour def ñu ree ba tas ma bëgg a ngeen tàcc loolu assembly nit yang nga toog jàppale seen kër bi ko yoo xam nga lii yëpp pour dundal musique Gambia la so Gambia la musique ko ñaa ko nte bolon konon ka ko Gambia la musique ko al wa kono amma wala ko Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I can see everybody's looking fine, but Malindaha. All right. So, hear me, like I'm so nervous right now, like I'm sweating. It feels like I'm on an audition, Talking about auditions, the July 22nd just passed not too long ago, the pageant. And, I was just sitting and seeing like the recap, and everybody was like, there was this character that just came out, the girl, and she just walked straight in and she was like, like she, and the funny fact is the hot bottom next. So like, good evening, ladies and gentlemen. It's like, okay, good evening. What is your name? My name is Fatty Shaw. Sorry? My name is Fatty Shaw. And yeah, sorry, but can you get rid of that what is in your mouth? Oh, sorry. Okay, so Fatou Sow, the judge is Fatou Sow, what can you tell us about yourself? And she was like, myself. I am tall. I represent my family. I love reading books. Everybody loves reading books in this competition. Everybody loves reading books. I love reading books, and I want to be Miss July 22nd. Thank you. And they was like, okay, so for example, you might want to travel in the future because when you become a miss, you might travel. Travel? Then she changed position. Yes, if possible. Okay, so let's say we take you to the United Kingdom. What can you tell them about the Gambia? About the Gambia. Okay,
let's replace that. You know, what can you tell them about His Excellency the President? And she was like, I will tell them. I will tell them. I will encourage him about the good works he's doing. thank you. You know, talking about that, you know. So, but I'm gonna skip to the next one, you know. Like, my house, you know, we have this cat. You know, it seems to be the people's favorite around this day. We have this cat. So, Kololi mom, can I swap to Wolof a little bit? You know, it's Gambia. You know, Gambia night live. I'm live. Okay, so then I'm being a moose suñ kër. Yeah, moose bi daal bàyyi ko mu free jeeg la nag because Seynabou la tudda man xaw ma de nu ma xamee ne Seynabou la tudda yéen tam di ngeen ko xam léegi tey waaye moose bi daal Seynabou la tudda because every time I'll be like sitting home I try to sleep, you know, diggi guddi ma digga moose yu góor yi waaw maa si saay broke yi ay toog rek digga gaay like, not again. Togari diga. Ma jóg def ni yurundu rek ma ci fa kangu say rek ne ko waaye xamal ma ne si Seynabou ku am jom la because daf dee gëstu xool la rek du mooy rek ne yo thank you. All right, let me give you one more. How many lu neex du doy waaye nag dina doy nag. All right, okay. Dañ lay am suñ benn Chinese boo xam ne daf dee man I work at the supermarket so we have this Chinese guy who comes and you know shop. You know the Chinese how they speak English. Man, I love it. They entertain, you know. So munyo rek minema. Hey, good afternoon. I was like, yes, good afternoon. I was like, do you have the Piccalilli? I was like, I'm sorry. Is it? Do you have the Piccalilli? I was like, sorry, I don't know what you mean. Huh? I'm sorry. Piccalilli, smoke. I was like, oh, Piccadilly. You smart boy. You very good. You smart boy. How much for the packet? I was like, it's 25. 25. Okay, can I have the big box? I said, well, the big box is 250. He's like, here, 250? No problem, 250. Okay. Then he started to count in Chinese, man. He was like, I don't know. Everything was so normal, but number 5 in Chinese, because that was the 500, man. It's, oh. He was like, then he was like, oh my God. I was like, God, thank you very much. Okay, all right, Nasibi, that was pretty funny, but thank you. You jël benn short break rek ñu ñëw waxtaan ak yow. Tàccu leen ma Nasibi. Wow. BNL. Harama bayala rek nga nuyu wante ñi la sétat. Yeah, good evening to the wonderful viewers out there. Yeah, you know it's Nasi B, and this is how we do it, you know.
Gambia's got talent. Gambia, yes, ñu ngi fii nag. Waaye dañ dee daf dee mën a drain talent nag. That's something I always say. But, you know, we're trying and we would love more support from everyone out there. But, you know, I'm Nasir B and here I am doing my thing. And thank you for having me here. And the wonderful ladies sitting here, you know, the ladies, you know. Why you lula And dugal the si ladies, comedy? man. Huh? Lan mo la dugal si comedy? Lu ma dugal si comedy. Well, ma said, foog naa I kind of dam ko juddoo daal judduwaale la xam nga ku nekk dafa am judduwaale spot waaw man nag boobu spot la waaye doo ko dee gis judduwaale it's in me since when I was young, you know, and I mean, like when I was like 7 years old I always dreamt of being an actor. Okay. Then since then last start, you know, watching movies, trying to impersonate how they talk, you know. I start doing impersonations and accents, and I have different accents of different traditions and stuff like that. I try different. For real? Oh yeah, I try from different countries. You know, I do impersonations. I try to talk like how other people talk. You know, it's just good because I never knew when it might come to use. Okay. Then on the other side, I'm a musician. You know, like. You know, I'm sorry I didn't bring my guitar because I nikon ma mosal len tuuti rek si you know you xam nga. But on the other side, I'm a musician. But due to music, lu ma dugal si music, yeah, it's like my dad plays the guitar and I wanted to play the guitar. I started ma dugal music. But the funny thing is, I'm a comedian. Once a comedian, you're always a comedian. So watching movies when I was young, dreaming of being an actor, trying to improve myself. Right. Ma study around Indian film tam xam nga. So ma chapa Indian ni boy. Ñepp rafet. They are very beautiful. Why? Through movies yi lu ma jàng mooy seen tradition dafa strict te pour nga war a téye cepe in India foog nga mun a wëy. Because every time wëy la xam nga moo des ta nga capa waa ji su buggee cepe bi di ko bluff waaye su toogee rek booli cuuriya booli gangana nga gis cepe bi nehi daw nobu si benn flower waaye may ko 3-4 minutes rek moom tam mu génn si booli cuuriya booli gangana nga xam ne nekka nañ so man tam ma ne kon ba ma def music because I want that Indian wife ma door di wëy. Okay, Nasi, lan mooy sa real name? My real name is Nasif Maroon, Paul Mohammed Nasif Maroon. You know, I have a very long name. You know, you know, you can't blame me. You know, I'm Lebanese, Jola, Algerian. You know, ñetta. So tur bi foog mu gudda because I am spicy. I like to say. Okay, maa ngi gis ne dang dee woy tamit mun nga Yeah. ñëw wax tuuti si music ban façon yi music moom nga dee woy. Oh yeah, when it comes to music, I am really versatile with it. But all my recorded songs right now are on the dancehall genre. Okay. You know, for now I'm doing dancehall because I love the beat. Buguma defar beat boo xam ne buguma defar music boo xam ne nit yi dañ koy déglu di gën a sad and stuff like that. You know, I want to play a music where people can listen to and dance to it. You know, enjoy it. You know, feature xam nga like because I feel that every moment I entertain you, like I'm making everyone laugh here, or the 3 minutes of my songs that I made you dance. You know, just that 3 minutes or just these 2 minutes ma def leen ngeen ree nii at that moment reetaan bi fàtte nga luy coono life or luy sa naxari time at that time and I feel just that it's a blessing for me man loolu ma dee dundal, you know. So that's why I love to entertain as long as mun naa def nga fàtte because I appreciate that when somebody entertains me just that few seconds or minutes nga xam ne fàtte naa yëpp luy xam nga stress dafa bëri xam nga. So that is just a blessing. It's beautiful. So if I can do it for the people, why should I xam nga just laaxu, you know. Although dëkk bi nag daf la dee mun a laaxa waaye nag foog ñu feeñ inshallah. Okay, Nasi, why do you think Gambians are so sensitive? Okay, it has to do with the mentality, the way we were brought up. You know, I always say this about the Gambians, which is true. It's a fact. We are so comfortable, si suñ box bi, like, and everybody don't want to jump out of that box and try something new, something extra. Everybody is so, as long as Gambian bi moom su comfortable si circle am rek or si cocoon am rek mu ngi cool. They don't want to jump out and experience what's out there or what else. Xam nga te ñeneen ñoom xam nga olof Njaay waxoon na ko pondi tanka gën pondi wang. Xam nga lu ma la ni. So you know, I feel ne we're sensitive due to the way we were brought up, and religion has to do a lot with it too, you know, because when it comes with Islam, there are many things your hamne is forbidden, and
you know, and it's very preserved and very strict. It's a very strict religion also, so that too has a part to play with it. But I think there are other religious countries out there, you understand, who are really, really deep into Islam, like Saudi Arabia. But now they're going versatile, you know, they're jumping out of that box, you know, to explore the world, because now the world is changing. It's not like before, you know, it's evolution. You understand? You understand? Things are going to change. And I think the Gambia should, you know, change when it comes to entertainment department, you know, because it's Degala Super Eagle ñëwoon nañ def fi dara, you understand? But those days, don't say Gambian did a movie and stuff like that. But now today we're acting. Okay. You know, I did a movie, you know, and it's out there. You know, although I'm not a guy that must be eagle, I'm really cool. Okay, Nasi, li nga def dafa neex ci biir xol parce que yaa ngi bégal ñoo xam ne like Don't Okay. make me blush, please. But seriously, xam nga like Thank yaa you. ngi taxaw ci public nit ñaa ngi laa seetaan di la déglu, you know, am na ñoo xam ne sometimes soo nekkee ak ñoom xëy na am na ñoo xam ne sax ñu ngi fi ñu ngi amee woon stress seen kër ñoo fii nii waaye yaa ngi leen bégal loolu mu neex ci biir xol. Oh, How yes. do you feel about it? Man, I feel great, you know, like, like, Buma just knew, I was like, I'm kind of, you know, edgy, mangi teeth, mangi para, but, you know, now I feel, it feels like I'm home, you know. Am I home? Am I home? Give a round of applause if I'm home. Thank you. You see? Yeah, I feel like I'm home now, I'm comfortable, and I really, really do appreciate, you know, everybody who came here to support and the people out there that are, you know, sitting down, taking their time to watch this show, you understand? You know, and thanks to you too, you know, I gotta give it out to you and the whole crew, you know, the people behind the scene. Right. Always mantam nyom damlende joho, you know, give them a round of applause, you know, they Right. make it happen, you know. You don't see them, but they make it happen. Right. Yeah. Nasi bi apart from sa comedy yi nga def nii Banjul Nightlife xam naa ne danga ko dee seetaan. Oh fu yes. mu nekk nii nag dama toj yeex gi rek xam naa ne sëyuloo Can man? waaw. No. Mama why leen jaay sa lan la engage na? déedéet ñu dem noonu rek Mama leen jaay sa lan la Suma halit. nañ tegee comedy side fu mu nekk nii real Okay, so real. waaw Okay, yaa ngi fu mu nekk waxuloo Nasib bi yaa ngi wax Nasif Maroon. waaw Waaw jaayef nakam yaa ngi good. maa ngi ko Waaw okay. Mama leen jaay laa bëggoon pour Waaw. nga ma sa lan la She is my fiancée. sa fiancé tàccul leen ma because Mama leen ñëwoon na fii nii like kontaan naa li nga ñëwee fii nii tey nga leeral ne yéen a nekka fu mu nekk nii taka bi na kañ la Well, setanguñ date wangum, but we're planning on the date. Understand? Why? Inshallah, it will be by next year. So you know, wish me luck, y'all. Tàccul I leen ma love the Nasi. girl. All the best. Thank Nasi you. ñu laa seetaan bari nañ xam naa ne ñu bari xam nañ la waaye xamewuñ la woon lii. Yeah. léegi fu mu nekk nii dama bëggoon pour nga daaneel sa last kaddu bi rek nit ñaa ngi laa seetaan. Okay. Waa jërë ngeen jëf nag suma olof bi dafa xara forox nag waaye bul liga man may Nasib bi waaw fu ma ne cak foofu day tàkk. Anyway, thank you very much everybody for having me here. You know, I love you all and I just want you to keep on supporting what the Gambians do. Xam nga ba pare su ma demee kit naa leen nuyul Seynabou xam naa moom tam na leen nuyu na leen thank you. All right, thank you very Thank much. you so very much Nasi kontaan Thank you. naa si li nga fi ñëwee Jërë ngeen tey. jëf. Thank you so much. du ma def dara lu dul ñaan leen ngeen like suñ Facebook page bi follow ñu on Twitter also ñu ngi am Instagram page fu nekk nii tamit du ma def dara lu dul kontaan si gars yi Bakers Dozen kontaan si Jaliba Hotel kontaan si képp ko xam ne mu ngi seetaan duñ def dara lu dul amati beneen short break rek waaye bala ñooy ñëwaat ñu ngi demoon seeti ji Fatou Camara Fatou Show kon ka gis nañ ne journaliste la apart from Fatou Show bu mu dee daf dee read news ñu demoon ci këram waxtaan ak moom rek seet nu mu dee daagar nu moo doxalee mbiram rek bala mu dee dem read news tàccu leen ma loolu bala mooy egsi fii nii. nañ fii nii Jaliba Hotel fi ñu defee show bi ngeen ko gisee fu mu nekk nii place bi ñu ngi disorganise dañ ñëw fi ñu ci def setal rek before show bi door.
welcome Banjul Nightlife to my house in Bijilo. I am Fatou Kamara. This is Ibrahim, my chat. That's the chat Holly I am. Ibrahim, give five. Okay, so now let me see what my maid has picked out for me to read news with today, Friday. And getting ready, pack all my stuff. My makeup is here, the brush, the mascara, and everything. I don't usually take a lot of makeup when I'm going to work. I just take stuff that I would need, and this will be just fine. And accessories, I'll have to accessorize later. This is the advantage of working for television. You have a whole lot of clothes and bags all over. I have bags here, I have bags over there, I have bags everywhere. And I love shoes too. The last time my dad was like, this is a whole lot of money. But you know, women and shoes, I'm sure all the ladies have the same. You know, we all love shoes. And sometimes people would tell me that I look young sometimes. I take a lot of vitamins, and I take all of this. This is the vitamin C that I take every day. And I take these garlic ones every day. These are very healthy, flaxseed and also the shea seeds. I can't find that. I take shea seed and also some noni pills. Noni is very good. I think the president has a noni garden. It's very good to take noni, but I do take the pills. That's basically it. You know what? I'm gonna get changed now. So let's meet at GRTS. Just give me time to change. Fine. Mic test. Mic test. It's 2000 hours in Banjul, and from GRTS, this is the news and in our You can monitor GRTS radio live on our website, and that's on www.grts.gm. That brings us to the end of the news. Thank you very much for your time, and inshallah we'll be back in 2200 hours with the news. Meanwhile, enjoy our programs. Well, thank you so much, BNL Live. It's been really nice spending some time with you, and for the people watching out there, you've been up close with Fatou Kamara. Fatou Kamara ma kontaan am la fii nii tey ci BNL show bi ma bàyyi la nga introduce sa boppa. Thank you very much, Aida Bidwell, Mrs. Bow. Bow. Mrs. Bow. maa ngi doon ñëw nag fàttewu ma. jeex na. kontaan naa trop si invitation bi. Usually nag du may like interviews waaye xam nga rek yow moom foog ñu defal la ko du noonu. baax na. ok first question bi ma la laaj Fatou mooy yaa ngi def Fatou show bi nit ñi appreciate nañ ko a lot but also danga dee read news bëggoon naa pour nga waxtaan ak ñun rek naka nga dee feel sometimes nga dee am critical situation yoo xam ne yaa ngi war a read façon news yoo xam ne dafa critical naka nga dee feel si loolu. wala xam nga affaire bi suma liggéey la. Yeah. so dafa nekk loo xam ne foog ma def ko te tamit news bi man duma ko dee binda parce que news bi dafa am editor. right. so yenn saa yi dangaa dem si télé bi nga fekk fa news boo xam ne xëj na is not very pleasant waaye boo ko seetloo si liggéey bi la bokk contract la tamit lu ma sign pour read news te du ma mun a decide lan laay read lan laa dul read. léegi di nga read nee na loo xam ne xëj na sad na nit ñi génn a misinterpret ñu ne bi mu doon read news bi sax dañ kii wax def li dafa ree te fekk sax xëj na reeyuloo parce que Banjul dafa ndaw ñun ñëpp xamante nañ. right. nga dinaa di try as much as possible pour professional. waaye du man daal news bi du ma ko dee binda. ok Fatou Gambia fii dañ dee faral di wax ne like nga sëy nekk si spotlight bi daf dee xaw a métti yow si sa own gis-gis ak sa own experience naka nga ko gisee.
well xam nga rek loolu moom yàgg nañ koo wax léegi ñeena wax ma ko ñu ne ma yéen jigéen yu siiw yii nii du ngeen dee mun a téye sëy oo du ngeen dee mun a nekk si sëy oo façon yooyu ñu wax la ko xaw ma daal lan moo tax muy dee am waaye boo ko seetloo tam xaw naa nekk dëgg de waaw xaw ma lu tax nag xëy na cat. But talking about sëy Fatou Camara fii dañ dee gis feral di gis most of the time Gambian jigéen yi nga xam ne mënuma laa wax celebrity rek because lii fu mu nekk nii dafa weesu just nekk celebrity waaye dangaa gis ne fu mu nekk nii dañ toxalu si jamono boo xam ne you know most of the time dangaa dégg ne diw sëy na du am benn 6 months bu correct wala 1 year bu correct sax nga dégg ne sëy boobu dematul Fatou Camara lan nga am pour wax si loolu noonu. wala xam nga man sëy moom dama dee wax ne dafa am bakken comme nit la rek tamit nu nit dee dundee mu dee sëy tamit daf dee mën a dundee noonu mu dee te kenn duy plan pour dugga si sëy pour am fa xëj na 6 months mbaa 7 years mbaa 8 years ku nekk booy sëy danga dee bëgg a sëy pour ñëw sëy lañ wax pour des fa waaye léegi nag yàlla dogalee ko neneen mu fekka dogal yàlla la tamit parce que lu nekk li yàlla wax la rek xëj na yàlla dina ne kii dina sëy ba fii laa em loolu la daal waaye dama foog ne tam ñu doole muñ parce que suñu taami maam yi ak suñu taami yaay yi soo ko seetloo man suma yaay suma papa almost 40 years ñu ngee sëy waaye ñoom dañ muñoon nag ñun nag léegi mënatuñoo muñ lu bari xam nga rek Fatou yow nit ñi bëggoon nañoo xam am Fatou mi ngi sëy ba léegi wala Fatou dafa sëngul tàccu leen ma Fatou bala mu maa tontu yenn saa yi duma dee bëgg a answer question boobu parce que dama dee wax ne Fatou tam am na private life waaye Fatou tasut Fatou sëyam ak suma jëkkër musuta tas am nañ nag issues parce que suma jëkkër muslim la Gambien la tamit am na entitled na pour mu am ay ñeneenti jabar su ko buggee waaye man tamit am naa suma maay ni boppa daal pour ma mun a make suma decision ma xool li ma bëgg a dugal ak wala fi mu ma bëgg a boole nda arrangé na ma so man tamit am naa suma maay ni boppa ma xool su ma arrangé wut ma seet xam nga xëj na dinaa ko mun a bàyyi mu dem waaye nit ku baax la nag wax dëgg yàlla. waaw nit ku baax la waaye sëy bi nag moom sëy bi tasut dëkkuñ nag nekkuñ together right now waaye ñu ngi wax almost every day ñu ngi wax all the time si këram laa nekka lu nekka moo ma koo defal dara manqué wu ma añ reer ndékki courant lu ne moo koo def. mu ngi nii ok Fatou Gambia soo siwee wax ji daf dee bëri Fatou Camara di nga gis ñoo xam ne like. Anyway yóbbante la because dañ ma ne pour ma laaj la loolu because kii daf la bëgg a torop mu ne most of the time dangaa gis am na ñoo xam ne dañoo bind dara sa page bi Fatou Camara yow like bii na Gambia nga nekka koo xam ne yaa ngi try nga nekka ndaanaan biir Gambia am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi la def seen role model naka nga gisee loolu noonu most of the time nga ñëw sa Facebook page bi or nga dégg yenn rumeur yoo xam ne ñu ngi ko spread around loo xam ne yow xamuloo sa fan la jógee you know naka laa ko fii waaw well xam nga tamit nit la te benn nit mutut man mënuma wax ne dama 100% perfect waaye tamit am na yenn yu bari yoo xam ne man tam dama koy dégg si mbedd mi mu tiital ma parce que man mënu awma access bu bari pour si nit yi because most of the time koo gis mu siiw dafa ragal nit doo ñemeñ a dugg si biir nit ñi parce que doo xam ku la bugga wala doo xam ku la bañ man def naa ko ba téléphone duma ko uyu su ma xamul sa nomba soo lu bari man kenn rek may toog waaye léegi-léegi ma génn nag mu am nit yoo xam ne fans lañ ñoo xam ne xëj na du ma gisanteeg ñoom direct waaye dinañ ma yónnee xëj na riid nañ dara wala dégg nañ dara ñu yónnee ma ko link bi ne ma lii ak lii ak lii lañ riid si yow ñu ne yow lii léegi nag ma dégg yu métti waaye fekk man yëguma xamuma ko sax am na koo xam ne sax dama ko ne man yii nii yëpp duma koy dégg mu ne ma déedéet suñ la dee joow yow doo ko dee dégg yow sa boppa ma ne ko man xaw ma léegi ma dégg ñu ne xeex naa parce que man moom xeex moom foo dégg ne xeex naa xamal ne dóor nañ ma kon parce que man mënuma xeex léegi ma toog ma dégg ñu ne 3 millions dalasi loolu laa jël man kan moo maa jox 3 millions man aw ma collatéral man loolu moom mos a jël suma live télé laay wax 100,000 la 50,000 laa mos a jël boobu jeex te 2004 la 50 jeex ma jëlati 50 léegi kenn kool ma mu ne ma ñu ne 3 millions dalasi loolu nga am fekk yëguma tiinuma ma common sense la yenn saa yi because kan man moo maa jox 3 millions su ma moon 3 millions ni kon kay xëj na am naa mini TV nag ni ko doon Fatou Show dina fekk xëj na maa ngi ko producer suma ba def yëpp léegi tam
nit read xëj na si internet yi seen yi ñoo binda noonu nit dina la yónnee message ne la sa seetal link bi lii lañ wax nga ñoom dañ dee contradict seen boppa tey di nga ne Fatou Camara moo def lii suba nga ne Fatou def na ne le different stories so most of the time daal li ñu dee wax nii yëpp man def de nekk news si man suma boppa am na sax benn xarit bu ma am parce que man almost 80% 90% of ñi ma dee waxal ñëpp góor lañ te nekk nañ ñoo xam ne xam nga ñu ngi def seen own thing ba nga góor duñ dee jowa yooyu noonu so am koo xam ne benn dee dafa ñëw di wax man téléphone rek mu ne ma man ragal naa sa di wax yow ma ne ko lu xew mu ne ma ñu ne deng dee record nit ñi sooy wax a ñoom ma ne ko record mu ne ma waa ma ne ko su ma recordé fu ma ko dee yóbbu mu ne ma waxuñ ma foo ko dee yóbbu de waaye ñooy deng dee record nit ñi ma ne ko man de suma téléphone bi sama xaw ma fu record nekk bu dee ay NIA directeur la kooku xamuma man xaw ma ko bu dee ku nekk prison sax xamuma xaw ma ko ay ji nii laa koo gisee léegi su ma recordé fu maa yóbbu mu ne ma xaw ma de ñooy deng dee record xam nga façon yooyu noonu léegi mu metti ñu yàqa sa der ne deng dee boole nit yi deng dee tëj nit ñi fan lay tëj nit fan lay boole nit man ama benn access to anybody si government because liggéeyu ma fa xam nga maa ngi def suma own thing maa ngi contribute as a Gambian waaye nga lii yëpp def dee ñëw ak jealousy loolu la rek right ok Fatou Show bi nit ñi dañ ko dee seetaan apprécier nañ ko torop nga nekk koo xam ne nag suma maas yi man damaa roy si yow parce que yaa ñu jiitu foofu noonu yaa ñoo woon yoon bi kontaan si yow bu baax a baax because even yaay suñ papa yi sax every time nañoo seetaan sa show bi léegi man dama bëggoon a xam Fatou Show bi naka la dooree because obviously TV show boo gis difficulties fu mu jaar moo am naka nga dooree ba fi nga em nii tey waaw Fatou Show wax nañ ci lu bari Fatou Show comme yow nii rek toog rek bu nga def programme nga ne xaaral ma def ko then mu am ñoo xam ne dinañ la push ne la demal mu am ñoo xam ne nañ la discourage or na xëy na bi nga doon start sa am nañu la wax xaaral 6 months yooyu lañ ma doon wax xaaral 6 months may leen pour lan parce que man dama nekk ni koo xam ne lu ma bëgg a def rek dinaa ko dee def as long as lu ma def is not illegal li ma def nekkul di tooñ kenn dama dee go ahead ma def lu ma bëgg a def so ma jóg rek ne xaaral ma bëgg a def Fatou Show time boobu programme bari wutoon si télé bi waaye xoolal léegi ñëpp ñëw nañ programme yi bari nañ so lu ma xalaatoon la rek pour bëgg a koo def ma def ko te kontaan naa léegi yéen ñëpp seen programme yaa ngi ñëw op soo ko seetloo change naa Fatou Show léegi yéen a ngi am audience man amatuma audience xam nga so yeah door nañ ko we wanted to do it mu ñëw egsi na fii alhamdulillah ok Fatou Show sa fans yaa ngi la seetaan you know nit ñi nga xam ne dañ la bëgg seen biir xol yi du xale yi rek magi sami dañ la like too much yow fu mu nekk nii lan nga am pour wax leen lu ma wax fans yi rek yàlla ñoom parce que boo déggee ñu ne Fatou boo déggee ñu ne Fatou Show ñi ma bëgg a tax léegi dangaa dem ba métti seen message yi ñëw ne la ñun dañ la bëgg a bul dee def nii bul defin nii rek nga continuer parce que ñoom ñoo téye si gannaaw ñoom ñoo fa nekk nit ñu ma support léegi nag tamit fans si nag foog ñu understand ne Fatou nit la dama am feelings dama ko dee wax parce que keroog rek maa ngi complain ne sàcca suma perfume si yëpp si xaw ma ban airport la dama doon tukki so maa ngi ko complain kenn ne ma bul dee wax lii Facebook li fi naan ma ne ko tamit nit laa yenn saa yi bëgg naa attention yenn saa yi bëgg naa ñëw ne sàcc nañ suma lii nit ñi ne ma sorry xam nga ma ne ko ku ne man am not different from any Gambian woman yàlla moo def lii rek du man parce que man am na ñu ma bokkaloon classe man ak ñoom am na ñoo xam ne liggéeyuñ am na ñoo xam ne sax xëy na am na leneen li leen dal loo xam ne xam nga it's not very pleasant waaye yàlla moo choose pour def Fatou nii kon na ma gars yi su ma juumee rek ñu jégal ma ñu xam ne tamit Fatou nit la rek comme ñëpp waaw thank you so very much bëgg naa ngeen tàccul ma Fatou Camara bu baax a baax appreciate naa li fi ñëwee tey nag su nekk nii nag dinaa la bàyyi rek nga wasa last card bu fekkee dafa am koo bëgg a gërëm you know fu mu nekk nii public bi ñëpp ak laa déglu jërëjëf Aïda li ñoo dooli wax rek pour wax ak nit ñi nga xam ne ñooñu dee seetaan ñun man muy yow muy keneen ak keneen ñun ñëpp dañ leen jàppalante rek parce que loolu moo gën a moo gën daal parce que Gambia nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu ndaw la Smiling Coast nit ñi yëpp a ngi kontaan nañ eenee wante jàmma nañ leen eenee wante jàmma ñu bàyyi tamit di dabee nit ñi laameñ yoo gis nga Aïda di dem Aïda xëj na macha allah rafet na jekk na mu ngee def affaire am nga ne Aïda du dem loolu tamit ñu bàyyi loolu parce que affaire bi yàlla la du yow yow li ngaa def nii nga ñëw toog fii yàllaa ko waxoon yàllaa ko binda kenn mënu koo jël dinañ wër yàq sa der waxal la lu nekk waaye ñi la bëgga loolu du tax ñooñu bàyyi la te tamit li la yàlla bindal ne foofu nga war a dem foog nga dem fa kon nañ leen defante ndanka rek eenee wante jàmm fa naa loolu rek loolu am na solo thank you so very much Fatou thank you for coming kontaan naa si yow tàccul leen ma Fatou waaye thank you
jërëjëf fu mu nekk nii nag du ma def dara lu dul gërëm gars yi Jaliba comme ni ngeen nu ma ko doon waxee place bi moom macha allah man saa yu nekk nag dama leen dee gërëm di wax ne nag ngeen like suñ Facebook page bi suñ Instagram page bi Twitter page bi BNL daal si kaw ca kanam. comme ni ma ko doon waxee tamit si doorin bi ñu ngi am special gift from Baker's Dozen lu neex daal bala ngeen a dem tey dinañ leen ko jox fu mu nekk nii dañoo am benn short break si ko defee ma oo Badi Bunka waaye balaa Badi Bunka di ñëw ñu ngi demoon tamit si huudam bi comme boy si nuñ ko dee waxee dem seeti Badi Bunka si amee like free time am lan la dee def ñu dem gisanteeg boy sa mi tàccul leen ma Badi Bunka ñu seetaan vidéo bi bala ñu ñëw. Okay, welcome to Banjul Nightlight Show. Here is my hood, it's me, Jata Buluba, and Yalo Nyami Nyaki Lunga Nyama, and Bulan Loma, Jandam Fongaya. Ninja Waro Naka Jamedia Lava, Bunko Naka Jamesu. Ninja Waro Naka Jamesu. Okay, Nene, Masses. So I'm gonna let her say something about Badi Bunka. Badi Bunka moom soo leen ma laajee mooy wax ci moom dinaa kontaan lool ndaxte xale bu yaru la ku baax la dafa yaatu emal la ñëpp dafa refoni man moom daf ma def morom baax ba bëgg a dee oyofal boppam be amut morom maa ngi koo ñaanal rek yàlla ibi xéewal dem ba ci kanam li mu bëgg a fu mu bëgg a àggal na ko fa yàlla àggal yéen miy def programme bi nii dama ko dee seetaan laaj naa ko trop fi ngeen bëgg a àggal yéen na leen fa yàlla àggale ak Aida Video yow moom suma stanga bul discourage demal ci kanam ci kaw. Okay, we walk down to my hood and to my Strasa Jamba Sansang. Here is West Side. We go to Jamba Sansang and Baghdad, where we meet my friends, loved ones. Yo. Na mediaring kosikuro akilo mediaring kolio haniye moy hoyte seo mansole mu mo mankuno wato nga wutule yata daminto nga tutu kuyata daminto. Guys, my wood like Baghdad, and you got Jamba Sansang over there, and you know they're all my people, they're all my boys. Job, we can, I think, walk down there too, and then feel the vibes in there. Jamba Sansang, they're all my boys. So these are the guys that I hang out with. Jatabuluba. Yeah. And it's the man Bolon Kononka. And he got Nadinding or Broke and Tiringa. Good dole guys. Yeah. Hey man. That's the way we do our thing, you know what I mean? And he got a little one. Job, and maybe Broke get something to say. Yeah. Come on, Nyameng Jawaro, you know what I mean? I'm here with my man. He's the main man. Jawaro, you know what I mean? So Jatabuluba. Tiringa. Gambia, Nyato Dorok, Nyakilunga Nyam. Yeah, Polong Kononka, Polong Kononka and Badi Bunga, Tialam Benyo Konole, what a beauty. Hey, one family. Gambia, yeah. Oneness. Joe, this man hood, Jamba Sansang from Su, Natanga Lundi Combo, Bukaburi Muk.
nata bayla indala mon so sonta bi jonne Gambian music ko ñaata Banjul Nightlight Aida Bidwell inimbalo making it possible for we the artists so we get a blue bar center yo jamoro nata jamme di Allah ay badi bungo nata jamme suru ay wali ma bàyyi la nga nuyu wante ak ñi la seetaan yup nga alatentu nga annabi jay nga nani mbaba la kan nga tirul nin kanun tewol be la kan mba fule ko al nim bara sinyata nga nim fula imaje siyo nyi nyata betiate ba nyi nyari be kamunta annabi la suleiman de musu kanango na dinke kanango bari bu nga mun nga ñëw wax lan moo la dugal ci music ay wali te moom tey mooy tey surwakango.com ani mbandinka kango tey moom mi ngi tra olof beeg soose bi de xaw ma naka la moo demee de waaye di ko def man li ma dugal ci music mooy dëgër boppa dëgër boppa ma ci dugal ak tamit dama ko bugga moo tax ma dugal ci music bi Bari Bunka óora ma ne nekkut sa real name mun ngaa wax ñi nga xam ne ñu ngi laa seetaan lan mooy real name yi Bari Bunka ma ngi tudda Lamin Bolon Touré people call me Lambolong sa album bi understand naa ne mu ngi génn fan la ko nit mun a amee mu ngi nii di 12 tracks album called Jamba Sansang mun nga ko am si Kerewan Sounds Banjul VP Records Serekunda Legal Sounds Aminas Record in Serekunda Amsterdam Bakote City Limit Record Store Fila Bar for dem rek si dëkk bi mu ngi fa di nga ko am Farafenni tam mu ngi Paradise FM soo demee Basse Radio Gambia mu ngi fa tam mu ngi Paradise FM tam biir Basse waaye sa album bi nekkut online mu ngi online mu ngi online mu ngi online wow that's very good taachul leen ma Bari Bunka bu baax a baax a baax so ku ko bëgg online nu moo def click on eBay bi and Amazon di nga ko am that's what's up léegi maa ngi understand ne da nga sign ak Shy Boy mun nga ñëw wax lan naka la loolu nekk di demee jaama ak jaama la daf laa gis feel la invite la si studio bi ngeen toog am meeting den mu wax la moom ngeen d'accord si sarte yu wóor mu ne la ne lii laa bugga lii laa soxla yow tamit nga wax ko yow loo bugga ak loo soxla ni leen nekka di liggéeyee te nekkut man kenn rek a fa nekka ma ngi fa Broké mu ngi fa Viper ngi fa bari na ñu fa nekk bari na léegi yow Bari Bunka naka nga gisee Gambian music industry bi Gambian music industry santa yàlla kantu niya jube nunto ani saying a faratal ko suuto nintilo won eguton fi waaye ñu tax ba Gambian music eega fu mu war a eega tey ñu ko liggéey démba ñoo tax ba music bi eega fu mu war a eega tey ba music bi eega fu mu war a eega tey ba ñu ngi taxaw di ekati mbaga di wax ne may kii may diw kii mooy kele soo ñooñu la duñ mën na wax ne ñun ñoo ko liggéey gaaya ko liggéey den ñu paas ñu ko ñun dafa mel ni yoon la rek Bari Bunka xam naa ne moom fu mu nekk nii affaire si dina nar a métti nag parce que xaw ma nag pareel nga ma parce que dama la bëgg a laaj dara pareel nga ma mbuka buri pare nga jawaroo buka buri Bari Bunka am nga jabar am naa jabar waaw kañ nga sëy yàgg na ñaata years 2 years back am nga doom awma doom tàccul leen ma Bari Bunka waaye I just hope ne nekkuloo di ma nax Bari Bunka am naa jabar sa jabar nu mu tudd Satu Njaay waaw ñaata jabar nga am nga ne benn la am Satu Njaay waaye man lu ma si jaaxal man musuma toog dégg nit ne Bari Bunka sëy na de loolu la ñun fu ñu jógee Badibu soxla moo ñu fi indi bésu soxla ji fajoo rek ñu ngee delluwaat xam nga ñetti géej leen cross ñetti géej ñoo kombo fii oto soselu ndewo fuurindi yamante si kombo de bara Banjul
bàyyi ma dooree ko fii Denton Bridge number 1 xam nga ne bridge boobu suñ ko bridge soon géej la dangaa jël gaal cross dem Bara Banjul dugga gaal mi te féeri dem Babili Mansa Kerewaan mini Yambolong ñu ngi ko bridge ñetta soo di nga fa ku yappat dina cross ñetti géej jógee badi bu ñoo kooma di ut bari bu nga man daal bu nekk ni daal dama xamul duma wax ak yow waaye anyway dañ dee faral di wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk si music side bi da ngeen dee on serious torop bari bu nga loolu dëgg la wala fen gis nga defkat baa ngee def waxkat baa ngee wax bel ñu wax yow nga def sa def waaye li yàlla xam doy na ok comme nu ma la ko waxee woon waxkat yaa ngee wax waaye yow mi di def yow xam nga loo nekk di def am na lu société wax nii te balan na wulu ba mbool koron nii boroo la loolu mooy lan kana sonjee domor la luy loolu soo dut bañ gaa yëkkal la xaj fu moo lekkee waaye bul musa nangu ñu fekk la nga siy lekk waaw ok loolu leer na la leer na nañ bari bu nga yow apart from you being a musician kan fii si Gambia bi moom nga dee like di feel wéyam comme si wéyee yow nag dee kontaan comme like xëj na nit yi baalal leen ma de comme ñu nekk di seytaan nekkut ne ma ngi wax lii because kooku suma ndóo la maa tax mu dugga si music waaye ku ma nee gën a faj si Gambia bi yëpp bem daj Gambia naa tonkon naanoo bee tili jela fokata tili boo ka muru nan ko daga tili ji bulubani mara ko ma ni ñaato santo anen duma du ken atirinka aka broke waay tàccu leen ma broke bari bu ñu ngi almost nekk si end of BNL show bi nii si fekkee ne dafa am loo bëgg a wax public bi Gambie ñëpp a ngi laa déglu si fekkee da nga need support bu fekkee dafa am upcoming events wala anything loo xam ne yaa ngi nekk di ko def pour nit ñi jàppale la si ñëpp a ngi laa déglu moom li may wax pour Gambia bi yëpp la borom xaalis yi yoo xam ne am nañ ko te mun nañ ko ñoom laa nekk di waxal industrie bi nañ ko dundal balaa ñu koo dundee dara balaa nga koo dundee danga koo dundal njëkka nga soog koo dundee a balu ndiye naa balu wala yenee mun a fanga la so comme noo ko waxee ndimbal always doomi aadama daal nu mun di mel yow ndimbal rek nga soxla sa dunda àdduna yàlla rek a soxlut ndimbal su paasee yàlla jàmm yàlla yépp a soxla ndimbal ñu fi toog yépp even yow sa ndimbal da nga soxla ndimbal pour show bi dem feneen si kanam badi bu nga tam loolu la soxla keneen ak keneen tam xam nga loolu la soxla man su ma ndimbal mooy lan dimbale leen ma génnee more and more albums xam nga 100 200 su fekkee ne mun naa koo dunda yàlla su ma mayee fan bu gudda wér gu yaram I wanna release more than 100 albums more than million records loolu laa bëgg a man music mooy suma life loolu laa nekk di def so ma ngee gërëm waa Gambia yépp maa ngee gërëm saraxule yi di suma doom yi xam naa gars yi although suma ñoruñ nag saraxule moom ñoruñ waaye bàyyil ma gërëm leen rek ma ngee gërëm saraxule yi xam nga képp ku nekk ak sa tur ak sa santa ma ngee gërëm Gambia yépp ok di gërëm ñoo xam ne képp koo xam ne dimbale nga Badi Bunka bem génne albumam bi ma ngi leen a wax ne jërëjëf mënuma leen a fay di gërëm Shy Boy ku produce lii ak Kolo my main man Dindingo jërë ngeen jëf Gambia thank you so much Badi Bunka thank you very much fu mu nekk nii nag du ma def dara lu gërëm Badi Bunka kontaan naa si lim ñëwee si BNL show bi mbokk yi comme yéen a ko gisandoor fu mu nekk nii BNL show bi daanaka jeex na ba pare du ma def dara nag lu dul kontaan si Jaliba Hotel di gërëm staff yi Jaliba Hotel yi kontaan naa si ñoom bu baax a baax di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw tey def ba mu baax car macha allah defar ngeen ba mu baax di kontaan si gars yi Bakers Dozen lii de lañ def ak ñun Alaaji Manka ma bëggoon nga jëlal ma lii rek képp koo xam ne ñëw na fii nii tey dinañ la jox lii nga lekk ba suut bala ngay dem di kontaan si képp koo xam ne mu ngi seetaan di leen gërëm nag di leen wax ne nag BNL nii rek la ñoo def ak yéen every week di leen indi loo xam ne dina leen neex next week incha allah dinañ ñëw ak leneen loo xam ne dafa totally ute ak lii nii
also maa ngi ñaan képp koo xam ne mu ngi seetaan ngeen like suñ Facebook page bi Instagram page bi and also suñ Twitter page bi kontaan naa si yéen waaye fu mu nekk nii duñ def dara lu dul am a short break suñ jógee si short break boobu noonu ñu ñëw fii nii rek Badi Bunka def ak ñun lum ñëwee tey pour 1BNL show bi jërëjëf. moom interest na neex na ma trop man like man every samedi suñ ko def man ma ko lee seetaan si télé bi du ma lay raw ibi na maa ngi nelaw su jotee su may raf maa jógal bi jot na Banjul night life bi start na dama jóg seetaan te am na si interest trop like baax na neex na sweet na ak la ñaanal yàlla jàppale la ci bu baax a baax maa ngi ñaan suma mbokki Gambien si ñu laa jàppale pour nga mën a dem kanam baax sa parce que dafa ne trop is so entertaining. Banjul night live Alimbara so momo leftani so la nyaato nanga jata bulu baje santo yo adugo ko ton night for himself adugo ko ton night for himself ba manke jalit mari manke jalit manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti hey birin pochi nyine ben teto hey birin kure nyine ben kono hey birin bindi nyine ben hakiloto ntobo yalon ne jiwodi e fase soton ko ya amanyo sabasi wotali kanan so bari bena don kilala fanzam fanto bari nto ma fali ento manyon toto kwenga minno ngamilo ba manke jaliti fa manke jaliti mari manke jaliti binki manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti ay sanji jama mederin duma mo mammo sa ko sanji don kilala bari waya taranto be de ga sefe lala hadu mo man tawo kula don kilala man tarango ma sako be mo jalaila bari chamira ba ko ye ba bin fana centa be minna ba ke kannin hakilolela matan ni so laga ta sunna bolela ba manke jaliti fa manke jaliti mari manke jaliti binki manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti silo felede sila koto kata minne sate koto le tombadi e wotal salon ko amanke bi kuti nga kisi le fanga ku woli bonni nyoto to yalo ne jali ya de mambono katun don kilo mandiya kaba kungolo le ko yeko ngamu fenneti man sola soro ba manke jaliti fa manke jaliti mari manke jaliti binki manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti ay wali jalulu Alimbara fa manke jaliti fa manke jaliti barinte wajawaru Badi Bunkante jaliyati lotale fa manke jaliti mari manke jaliti binki manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti fa manke jaliti Ninja warona ta jamme
Ninata, Dula Teleng, Ninata, Dula Janjang, I Kangang, I Buru for the Kangang, Ninkumata, Setu Sebalang, Ninga my go muta, I Kolong, Bali Bunkala, Kubukadang, Wati, Mekanirinde, Nene Bukatara, Sumayarinde, Ninja Varona, Jammedia, Bali Bunkona, Jambe Sunu, Ninja Varona, Jammedia, Bali Bunkona, Jambe Sunu, Ninja Varona, Jammedia, Bali Bunkona, Jambe Sunu. Bediaring, Kosukuro, Akilo Bediaring, Kolio, Hania Moy, Poise Seo, Monsolemu, Mo Mankuno, Wato, Nga Wutule, Tiata Daminto, Ngatutu, Piata Daminto, Sewo, Gawaladu, Adamadingal Joy, Utabadi Bungalakua, Punyabu, Ninja Varona, Tajamedia, Lavo, Badi Bunkona, Tajamesuru. Ninja Varona to Jambedia Oi Badi Bunkona to Jambesuru Ninja Varona to Jambedia Oi Badi Bunkona to Jambesuru Ninja Varona to Jammedia,